mënul dugal seen bopp ni Ousmane Sonko siif na nit ci li ñu gis ñun ci waxtaan yeeg ci commentaire yeeg ak yu mel noonu la ci ëpp kenn mënul dugal seen bopp ni Ousmane Sonko mën naa siif nit surtout ci anam gi ñu ko waxee Ousmane Sonko dem na ci bërëb génne ñaari fetal joxoñ ko nit ne ko di nga tëdd ak man forcé wala ma bóot la loolu gëw ma ni am na sax ab sénégalais boo xam loolu mën na dugg ci boppam waaye li ci gën a yéeme mooy defu ko benn yoon da koo def dem ba mu neex ko mu dellu si waat ak ay fetalam joxoñaaj ko même personne bi imposé ko li mu koy imposé génnaat dem yoonam ba mu neex ko mu ñëwaat def ko ci bërëb boo xam ne la fa nekk ci ay nit ni mu tuuti tuuti war naa mat juróom benn wala juróom ñaar loolu lu yéeme la moo tax gëw ma ni am na sénégalais boo xam ne loolu mën nañ ko dugal ci boppam mu des nag bëri na sénégalais yoo xam ne la ñuy laaj ñoom mooy doonte gëmuñu ni loolu mën na am waaye moom Ousmane Sonko lan la doon def foofa ci bërëb boobu loolu naa ci andi ay leeral man am na loo xam ne bu mbir mi tëruloon nii duma ko mës a wax ndax bëri na ñu may àndal te xamuñu ko waaye nag ñi ma jege dëgg xam nañ ko mooy ay yeneen yu mel noonu doom ñu sonnalee ñu nekk di def ay gëstu ba 2007 orthopédiste bi ma doon suivre nga xam ne bu ma ma ko turam tey daal ma ne lii dina sonal dafa am lu mu àndal il faut nga am yooyu def yoo xam ne ay xeetu faju la parce que du yoo xam ne dañ koy faj nii ci médecine na nga xam ni dooy topp rek ci àdduna waaye am na yooyu ñuy def pour soulager ko pour wàññi douleur bi yooyu mooy lan mooy benn demal di def natation loolu andi woon ma dem inscrire olympique club. ma dem inscrire olympique. ñaareel bi. ndax man sportif laa mos a doon na ngay def sport waaye lépp luy sport de contact na nga ko bàyyi. karaté bi na nga ko bàyyi football bi na nga ko bàyyi basket bi na nga ko bàyyi parce que àndul ak li ngay def. ñetteel bi mooy saa su dee douleur yi sonalee da nga def séance de massage mu soulager la ñu commencé ci loolu 2007 laa commencé def des séances de massage jamono jooju ci benn cabinet bu nekk ville bu ñuy wax docteur Siklawi. docteur Siklawi di fa def ay séances de massage diggante boobu ak tey tenté nañu façon séance de massage bu ne moo wax ni loolu bi may gën a nekk ndaw sonaloon na ma ba sama waajur bu jigéen fu ne yóbbu na fa ba bi ma ciy fàttaliku sax ay graisse yu yeew lañ ko mus a wax ne ko comme yeew yàlla may na ko gannaaw boo xam ne dafa nangu da ngay dem pour graisse yu yeew di ko diw jamono jooju soo bëggee jënd kii bu graisse bu yeew bu ndaw bi 3000 francs la woon mu yoon lu métti ñu koy ut di ko ci diw donc commencé naa massage ci cabinet docteur Siklawi di ci am ay amélioration mu jigi ñu boole ma ak chinois yi nekk fii Fass may dem foofu ñu may defal li tubaab di wax acupuncture mooy puso yooyu nga xam dañuy jël di ko jam sa gannaaw pour woyal deret bi ak pour yenn neer yi ak yenn muscles yi ñu fexe ba mu bàyyi bañ a jàpp ma def fa séance yu bëree bëri waaye noonee ñu doon am résultat boo demee ba ci biir gis ni mbir mi amatoo ci résultat bi nga bëgg ñu boole ma ak benn kiné boo xam ne
fële centre international athlétisme bi nekk HLM Grand Médine la ma doon recevoir di ma defal ay séance ñu koy def di ko def ba kooku xëy tukki génn réew mi noonu ba daaw toog naa ab diir nag def ma massage ba daaw ma feebar tëdd naa fi lu mat weer ak genn wàll def naa ci mois de mars feebar bu métti woon torop ba benn jamono ma envisagé woon sax génn réew mi ñii ma toogal nii xam nañ ko samay soxna xam nañ ko parce que dañ ma ne woon am na loo xam ne ci li am ci sa cervical yi mën nañ ko opérer léegi te du am risque bi ma demee gis samay médecin dañ ma ne bul jël risque boobu mukk parce que gis nañ ñu essayer laal loolu ci ay opération fa la ñu jógee tétraplégique ba léegi wala ñu paraplégique parce que dafa jege trop yenn nerfs yu sensibles yi waaye hygiène de vie bi ñu la santoon na nga dellu ci loola ndax nee nga ñu gëj ngaa def say séance de massage yu demee noonu biñ ci jógee suñu benn médecin docteur Cissé moo ma ñëw jël fii sama kër yóbbu ma fii ci corniche bi gannaaw imot seen am na fa benn complexe bu fa ne du ma tudd borom waaye xam ngeen ko ñu dem foofu muy complexe bu macha allah ñu leen dem essayer foofu bi ñu demee def fa benn séance ñu am foofu benn masseur coréen bu ay ñu def fa séance bu baax ba ñu paree war a fay bi ñu ma waxee lañ fay wax dëgg yàlla baax na trop macha allah waaye benn séance de massage nga war cee fay lu ëpp 200 000 francs ca laa ne docteur man opposant la aw ma xaalis loo xam ne war naa ko def nu mu tuuti benn yoon ci weer wi mënuma ci fay ay 200 000 francs ca la ma sama benn xamee ñu ciy waxtaan mu ne ma man de am naa fu may defee fii samay séance te institut bu légal la am ay kayitam reconnaissance su état di institut bu set institut bu responsable te ka ko moom ak jëkkëram ak ay doomam ñoom ñëpp ñi ngi dëkk ci biir ma ne ko loolu de war naa dem xool bu ma demee xool bu méngoog li ma xalaat ma dem def foofu samay séance ba ma demee ñu recevoir ma visité ñu xool dugg ma gis ni vraiment macha allah ñu woon ma seen agrément bi leen état jox ne leen jox mat ngeen lañ leen doyee pour mun a def des séances de massage thérapeutique mooy massage u faju parce que dama bëgg a xamal ñëpp ni man faju moo tax may def massage jox ma ne ma lii mun nga ko def foofu ba ma ñëwee bëgg a def séance dama leen ndax am ngeen masseur ñu ne ma wax dëgg yàlla fii ay masseuses moo fi nekk mais nous sommes très professionnels te massage thérapeutique la ñuy def may leen ma dinaa dellu si ñu xool bi ma génnee dama woo sama benn oustaz ma ne ko man de bëgg naa massé wu parce que sama médecin moo ma ko digal ci cadre ay jàngoro yu ma yor yu ma sonnal waaye nag bi ma demee ci bërëb sàngam ay jigéen ñoo fay massé loolu loo ci xam mu ne ma su dee faju moo la tax a jóg loolu ayul ci diine dafa mel ni jigéen bu dem seeti un gynécologue wala nga dem hôpital feebar ki la war a opérer wala ki la war a jëlal sa deret wala nangam jigéen la kooku faju la kon demal nga faju ji ci laa dem 2 jours plus tard def sama première séance kon li tax ma dem foofu benn bi mooy du un institut clandestin institut bu am agrément la état bi reconnaître ko mu ne fang ci quartier bi nëbatuwul def tableau ne fii dañ fiy def massage daal di def ay numéro de téléphone am fixe ak nu mu tudd kii ba pare famille bi moom mbir mi nekk foofu dëkk fa saa su ma demaan foofu pour massé wu ci salon bi laa leen di fekk ñu toog ma nuyonte ñoom dugg kon
boole ko institut boo xam ne am na ay caméra de massage ay caméra de surveillance am ko ci bunt bi am ko ci biir kon su doon kuy dem uti lu dul yoon doo dem ci institut bu ni mel ñu dem fa def fa ay séance de massage mësuma faa def massage boo xam ne exigé wu ma sax que ñaari masseuse nekk ci salle bi ba bu mujj boobu ñuy wax nii ñaari nit ñoo nekkoon ci salle bi ñoo massé kon defuñu fa woon lu bon te mësuñu ko faa def dañoo dem pour faju ji ci cadre boobu la ñu fajoo dem suñu yoon nee nañu dafa dem 21h naam dem naa fi 21h parce que li ma yëg ci sama yaram ba xam ni war naa dem defi sama séance de massage man maa ko xam te it yoon may na moom ma génn 21h ba ma fay dugg 21h jotagul ba ma fay dugg 21h jotagul waaye yoon may na ma man ma mun a génn 21h tey su ma toogoon jékki-jékki am malaise damay taal sa moto dem faju ji dem hôpital kon kooku du ay wax yu am solo ñëw naa fekk naa fa ay nit nuyoo naa comme ni ma ko daan defee laaj ñaari nit ñooy ñëw may leen 10 minutes laa leen may parce que dama yàkkamti dafa am ñu war a dem defi ku nekk na maase benn côté ci gannaaw gi ma dem sama yoon ñu defee ko noonu ma dem sama yoon kon defuma fa dara loo xam ne rawatina nag ñu naan siif na fa nit musuma faa dugg sax ba yor ngànnaay man te defe naa ki moom bërëb ba wax na ko musuma faa dugg ba yor ngànnaay rawatina ma fay dugg di yor ñaari ngànnaay xanaa kay ku bëgg a menacer nit benn ngànnaay jot na benn pistolet doy na mel ni ku nekk Far West jamono ñoom Tex Willer kon loolu defe naa amul sénégalais boo xam ne mun na dugg ci boppam may laaj nag sénégalais yi ndax jàpp nañ ni ku mel ni man nga xam ne bokk naa ci ñu ñuy gën a rëbb fii Sénégal li nguur gën a rëbb Sénégal dinaa dem ci kër boo xam ne wéetuma fa ak nit waaye lu mu tuuti juróom benn nit a ngi foofu ci biir kër gi te kër gi du étage du dara benn rez-de-chaussée bu ndaw la nu mu gën saa bëri 4 pièces moo fa nekk fekk fa nit ak jabaram ak seeni doom ak seeni employé caméra de surveillance nekk fa ci couloir yi ma ñëw di fa siif nit benn yoon ñaari yoon ñetti yoon ba ñeenti yoon loolu est-ce que xel mun na koo nangu ba tax nag li ma bëgg a wax Sénégalais yi mooy lii ab complot la ab complot la boo xam ne ki ko suuxat te du kenn ku dul Macky Sall moom ci boppam du koo xam ne ci ay méthodes yu muy utiliser ñeme naa jàmmarloog ñi nga xam ne ay adversaire am ci xeex boo xam ne à arme égale la moom arme non conventionnelle rek la xam xeex la boo xam ne walla complot la boo xam ne lañ cay jublu ñoom mooy fexe ba réew mi situation bi mu ci toll ci wàllu koom-koom ci wàllu ndóol ci wàllu feebar ak ay dëj yu dul jeex ngir gestion bu bon bi ñu gérer feebar bi ci wàllu ay deal yu ay nit di def ci kaw sénégalais yi loolu lépp ñu fexe ba complot bi mun koo muur ba sénégalais yi dootuñu am jot lu dul di wax ci Ousmane Sonko siif na Ousmane Sonko siiful looloo tax pour essayer wane ni mbir mi du mbirum politique waaye c'est une affaire civile moo tax ñu jox consigne seen militants yépp
ne leen bu ci kenn addu bu ngeen du ñu ci leen wax rek ne leen c'est une affaire civile waaye c'est une affaire privée waaye mbir mi du affaire privée mbir mi affaire la bu ñu nas boo xam ne ministre de l'intérieur ci boppam moo yor mbir mi di ko tiire ak procureur am te dinaa ci indi ay firnde su jotee liy firnde complot bi bëri na waaye dinaa ci wax yenn parce que yu bëri pour bañ ñu may leen ñoom fu ñu daboo parce que li tubaab naan un crime n'est jamais parfait mooy sàcc munoo sàcc ba doo bàyyi ay firnde yu ñu la mën a jàppee donc liy wane ni mbir mi ab complot la ba ca njëkk mooy wax naa ko ci sama communiqué yàgg nañ ñoo alerté nañ gaa yaa ngi leen ni waajal te fas yéene wuñ ko jaare fudul ca fa ngay fajoo ñu bari nañ ne bu mu xamee loolu li tax mu fay dem waaye dama jàpp ni fa may dem te defuma fa dara lu bon te faju yóbbuma fa gisuma lu tax ma war a xëy ne dematuma fa te tey jii damay continuer di fa dem di faju ba keroog yàlla di ma sang suuf dinaa def samay massage parce que dafa ànd ak sama santé ñaareel bi mooy li ñu ne viol répétitif mooy ñëw na siif ñëwaat siif te kañu ne siif nañ ko kër gi mu nekk nit ñu bari nekk fa kenn mësul dégg yuuxu kenn mësul dégg xeex kenn mësul dégg xosi te mësul génn ba wax patron wala mu wax ñi mu nekkal ni dañ maa xiif dañ maa siif loolu xel mën na koo nangu te kuñ ne dañ koo siif ak fetal ci loo xam ne moom dong nekkuloon ci biir di marché loolu xel mënu koo nangu ñetteel bi mooy ku liir plainte ba ñu bind ñoom waxuñu kañ la siif bi am waaye contradiction yi ci am bëri na parce que nee na démb la le 2 la ñu bind seen plainte déposé ko le 3 te dem na ba wax benn affaire boo xam ne affaire bu xoromb la ndax nee na pas plus tard que hier ça veut dire le 1er yónnee na ab message ne xaaral ma maa ngi ñëw je les mettrai au défi def nañ seen réquisition def nañu lépp duñ leen mës a génneel benn message bu Ousmane Sonko envoyé neen xaaral ma maa ngi ñëw la ma ci xam sax fi mu toll nii daf ñoo reetaanloo ndax def nañ seen réquisition ba ñoom xam nañu kan moo envoyé woon message boobu ku sori ak Ousmane Sonko ñeenteel bi mooy pression yi nga xam ne ñoo ngi koy teg tey ndaw si nga xam ne moom salon bi fitnaal yi ñu koy fitnaal ndax dañoo defar li ñu defar yépp ba foog ne mbir mi ñoŋe na mu am benn seede boo xam ne dafa ñëw yàq lépp mooy seede ndaw soosu moo tax depuis ñaari fan dem nañ ko jëli ne dañ koy def garde à vue ba pare proposé nañ ko 15 millions dégg ngeen frère bu mu bokkal ndey ak bàyyi wax na tey avocat am wax na tey ndax avocat am tey dañoo xëy mu am ku ñu wax ni avocat bi neen dina wax te saisir na le bâtonnier ba noppi parce que am na loo xam ne mënul continuer ndax torture bi ñuy def ndaw si li tax ma ne torture mooy ndaw si yàlla da ko nattu mu am doom def na léegi ñeenti semaine doom ji juddu nekk prématuré mooy doom yooyu di juddu nekk lu tuuti fi mu ne nii 800 grammes lay def li ma avocat bi wax ñu am attestation médicale bu ne yaay ji warul sori doom ji dafa war a nekk ak moom Serigne Bassirou Gueye woo waa section de recherche ne leen dem leen jël yaay ji tëj ko section de recherche parce que pression morale la ñu bëggoon def ci moom ba mu lâché pour rek mu dellu si ci déclaration defal leen déclaration bi ñu bëgg ndax ndaw si daf leen ne Ousmane Sonko musu fee def li ngeen di wax fii kër gi ak ni mu bindoo ak ñun ñëpp toog fi loolu mënul am
te musu fee ñëw ba def wane ci comportement wala ci jikkoom loo xam mun nañu xalaat loolu ci moom ak yeneen yoo xam ne yéen ñëpp dégg ngeen déclaration loolu nag arrangé wu leen ñu woo ko ne ko dañ lay jox xaalis mun leen du ma jaay sama ngor mun leen fexe ba ngeen pousse ma chargé koo xam ne leer na ma ni li ngeen koy jiñ defu ko ñu ne ko kon comme dool doo ko def dinañ la faagaagal avocat am bi mu woowee bi mu demee foofu daanaka presque xeex na fa bi mu woowee sëñ Bassirou Guèye daf ko ne je maintiens ma position mu ne ko kon dinaa xamal Sénégal yëpp ni xale bi bu dee yow yaa ko rey bi ñu demee ba paniqué la ñu jël xale bi yaay ji delloo ko ci xale doom ji jël benn commandant teg ko ci bunt bi ne du génn du dugg loolu torture psychologique la rek pour que nit ki c'est-à-dire ñi jaral na leen ñu rey xale pour rek mën a waxloo nit dara ci Ousmane Sonko lu ñu mën a exploiter loolu kenn mësu koo gis ci politique egg nañu ci un point boo xam ne kenn mësu koo gis ci politique. beneen bi tax ñu wax toujours ci complot mooy yéen ñëpp dégg ngeen déclaration bi gérante bi def beneen masseuse bi confirmé ko ni moom ay nit la doon waxal ci biti keroog bi ma paree ba génn dafa ne ñu ñëw leen jël si ma ñu ñëw ànd ak seeni ñaari kat yu ñuul kukk à 22h ci couvre-feu bi yenn ko yóbbu ko vers une destination inconnue ba le lendemain ñuy doog a dem déposer plainte le surlendemain mu dem brigade de recherche foog ngeen ni ku ñu violé dina doxee noonu lan la seq ak ñi ko yóbbu ku mun a circuler heure boobu am na loo tekk ci réew mi ba ñu mun laa bàyyi nga dem lan la def ak ñoom bi mu demee ba ñu war a mën a ñëw dellu si naan viol am na ak nangam waaye loolu day wane ni complot la parce que waruloon génn fi mu ne fa la waroon fanaan foofu la mës a fanaan depuis couvre-feu bi commencé ba léegi ni ñu la mun a woote ay nit ñu jël si la ci heure boobu nga dem ñu yóbbu la à une destination inconnue am na lu ñu ci xam sax waaye duñ ko waxagum comme ni ñu ko waxtaanee ak avocat yi pour dem def li ngeen di def. wax naa waxu message boobu musul am je les mets au défi ilaa yow mi diin fu ñu génnee message boo xam ne man yónnee naa ko ndaw soos ne ko maa ngi ñëw. loolu lañ ciy wax pour le moment am na yeneen ak yeneen waaye bi ñu waxtaanee ak avocat yi dañu ne comme ñoom dañoo nekk ci def nañu seen mbir gis ni mbir mi nag dafa mel ni bëri na ay failles ñuy essayer di rectifier kon ñu nit ci suñu défense am na lu bëri loo xam ne doo ko wax parce que dal ñu permettre ñoom ñu tëb ci loolu. kon mbokk yi damay dellu si feddal leen ni lii ab complot politique la boo xam ne Macky Sall ci boppam moo nekk ci gannaaw am nañ ci ay preuves yoo xam ne duma ko waxagum léegi ak ñeneen ñi nekk ci intermédiaire yi ñi jox xale bu jigéen bi xaalis parce que encaissé na par un intermédiaire bu ko jox yooyu yëpp dina feeñi parce que it samay avocat dès demain ou après-demain dinañ déposer une plainte te dinañ def réquisition yi ñu war a def yépp ba xam lii nekk ci biir ak ñi mu doon waxal ak fi ñu jaar ak yépp dinañ ko wax. ab complot la boo xam ne nas nañ ko lu yàgg parce que nee naa bañ ci commencé di ñu wax te dinañu woo ay seede keroog bu ñu demee ca procès ba ci ñoom ñi nga xam ne toog nañu ak ay nit wax ak ñoom dinañ leen ne diw la ñu woo ko mu ñëw seede taxaw confirmer ko loolu pratiquement ay 2019 la ñu commencé di yëgal lu mel noonu lu ñu yàgg a togg la di ut di monter di fabriquer seeni preuve di monter li ñuy monter waaye nit noo muus doo yàlla ma bëgg a waxtaan nag ak militants yi ak sympathisants yi ak sénégalais yi nga xam ne ñoom ñëpp dëgg ñor na leen
ak injustice bañ nañ ko mooy complot bi du jàll parce que it Afrique dañoo tàmm ki yor nguur lu mu def rek dañ naan incha allah macha allah complot yàgg na fi tentative de liquidation d'adversaire politique yàgg na fi waaye li may wax Macky Sall mooy bii pas du yomb bu soobee yàlla moo tax woote gi may woote ñi nga xam ne ñooy suñu am di jàmm suñuy soppe suñuy militant ak bépp Sénégalais boo xam ne dëgg ñor na la mooy lii nga xam ne moom la ñuy togg fi mu toll du dara lu dul nu ñuy def ba projet bi nga xam ne yëkkati nañ ko muy projet boo xam ne dafa jur ci Sénégal loo xam ne néew ma mësuñu ko fee gis waaye nii mu amee nii ak doole gi mu amee nii néew nañu gis ko fi muy projet boo xam ne dem nañu ba aboutissement bi jege mooy sotti bi jege ndax Macky Sall moo leen gën a xam li xew ci réew mi te def na ay sondage am defaat ko ñoom xam nañ ni 2024 gii bu ñu demee élection ñun perte projet boobu nga xam ne du projet gagné rek ab élection waaye projet soppi réew mi la de manière qualitative mooy lépp loo xam ne jàngoro guñ doon jooy la indépendance ba léegi ñu jële ko fi nag sénégalais bu nekk xam ni projet boobu la comploteurs yi bëgg a faagaagal est-ce que loolu sénégalais yi dinañ ko nangu est-ce que suñuy militants suñuy sympathisants ak xeex gi ñu xeex ay at coono gi ñu ko daj dinañu nangu loolu ci lu dul dëgg est-ce que sénégalais yi seen bopp ak coono yi ñuy daj ñoom dund gu métti gi ñuy dund est-ce que sénégalais yi dinañu nangu loolu mooy laaj boo xam ne delloo naa ko ci sénégalais yi parce que it mbir doo bëgg mbir bëgg safaan wax sénégalais boo gis mu ne la sonn nañu changement la ñu bëgg compétition politique lu mënul ñàkk la waaye boo bëggee éliminer adversaire politique da nga koy éliminer ci terrain politique waaye xëy su ba ngoon di def ay combine pour tëj adversaire pour yàq adversaire loolu dafa war a jeex Sénégal surtout nag ci janaw joo xam ne Samba Sula Baale bu façon bu ne ma nga ci Macky Sall ñu ne kenn du ko laal waaye opposant moom bàkkaar la fii Sénégal bàkkaar la biir Afrique loolu dafa war a jeex persécution contre les opposants dafa war a jeex opposant amoo droit dox amoo droit naan amoo droit lekk foo nekk yaa ngi wëlbatiku loolu dafa war a jeex démocratie du doxee noonu moo tax bii du yomb may wax ni waxtu yii ñu toll ak jamono yii ñu toll dootul jamono wax ak jamono nekk ci réseaux sociaux yi ak jamono nekk ci salon yi di commenter déedéet jamono ji jamono xeex la jamono mu jaral la sa bakkan la jamono jooju la ñu toll te nag dañoo tàmm di wax ni peuple sénégalais duñu peuple xeexkat wala dara jarul leen dara may wax suñuy ndaw suñuy mag suñuy góor suñuy jigéen ne leen caaxaankat yi nga xam ne yàq nañu réew bi yàqan toog ci nguur ak yàgg ci nguur lu mu leen jaral rek ñun ñi bëgg a soppi Sénégal bu ñu jaralul lu ko ëpp bu yóbboo ñu baax dootul ay commentaire ci li ma leen wax ak li ma diglanteeg yéen ci ay idée ak projet du ngeen si gisagu leen ci coppite du ngeen ko gis mukk loolu moo nekk en jeu du leneen kon nekkuñu suñu premier épreuve ñun ba ñu dooree ba léegi
dossier radiation jaar na fi mu ne woon coow bu lëmbe Sénégal ñu jógee foofu dossier pétrole bi ñëw doon coow bu lëmbe Sénégal ñu jógaat foofu dossier 94 yi ñëwaat 94 milliards ñëpp ne Sénégal Sonko kaso la jëm ñu jógee foofu lii ñëw waaye dama bëgg a xamal nit ñi ni lii dafa bokkul ak yooyu weesu yëpp donte yooyu dossier yu mag la woon ñun épreuve yi ñuy daj nattu yi ñuy daj ñoo ñuy màggal ñun parce que dañoo judd ci xeex raam ci xeex ba egsi fii xeex la ñu xam waaye nañu xam ni lii moo war a nekk xeex bu mujj wala avant dernier combat balaa ñuy tri lu leen jaral mbir mi jaral nañu ko jaral ci foofu la ñu toll waruñu wone benn signe de faiblesse waruñu nangu ku ñu xoqatal wala ñu nangu lu ñu ragal lu leen mbir mi jaral nañu ko jaral donc ñun ñëpp ñi concerné mbir mi affaire concerné kuy sénégalais te dëgg ñor la woo nañ leen ci xeex bi ne leen nag du kii mu war a jiitu kale yem ci kale topp ci ñun ñëpp dañu war a nekk ci même ligne bi jàmmaarloog Macky ak nguuram parce que Macky loolu rek la xam ku yaakaar ni Macky ay droit la xam ay procédure la xam yoonam newu ci gis nañ fi mu jaar ak Khalifa Sall respecté wul droit respecté wul procédure gis nañ fi mu jaar ak Karim respecté wul droit respecté wul procédure gis nañ fi mu jaar ak keneen pourtant ay nitam bi ñu leen fi jàppee ñii di luxus xaalis ñii këpp ay kees noonu lañ leen bàyyi ñu dem seen yoon kenn respecté wul procédure kon bu ñu yaakaar ni Sénégal yi la wax ñu ne la waaw droit nii nangam Macky xamul luy droit Macky rapport de force la xam di wax tamit nii am na lu ñu dogu lu ñu waxtaan man ak samay avocat mooy démb toog nañu fii ñu àndil ñu convocation nañu ëllëg à 11h nañu ñëw uyu ma fas yéene wax Sénégal yëpp ni du ma uyu ji ëllëg parce que ab député munoo ko convoqué en tant que accusé tant que teggi woo malaanu kiiraayam muy immunité parlementaire loolu nag boo ko waxee dañ daan parce que sénégalais yi ñenn bokk ay raccourcis la ñuy bëgg soo ko waxee dañ naan non s'il n'a rien à se reprocher na dem uyu ji déedéet man néew ma duma uyu ji justice amul ku ko sañ a wax citoyen la waaye la loi elle est faite pour être respectée bu dee dañu bind noir sur blanc ci règlement intérieur assemblée nationale ni ab député bu nekk en cours de mandat pour nga entamer des poursuites wala nga koy woo di ko extra il faut nga saisir assemblée nationale te loolu mun nañ ko def ci ñaari fan ñetti fan une semaine parce que ñoom ñoo seen majorité su dee loi da koo wax waruñoo tàmbal nit ñi ni mën nañoo jalgati loi saa su leen neexee bu dee dafa wax loolu noonu lañ ko war a defee buñ ko defee am seen levée d'immunité parlementaire à 10h à 10h05 maa nga foofu uyu leen mais fii rek defuñu ko du ma dem uyu ji leen comme nag parce que ci réew mi lañu dëkk te Sénégalais yu baax ak patriotes yi ñu ngi fépp comme am nañu firnde ni moom Serigne Bassirou Gueye nee na leen suba bu Ousmane Sonko ñëwee na ngeen ko jàpp mandat de dépôt immédiat parce que la ñu bëgg mooy fexe ba làq ma ba dootuma mun a wax loolu tax ñu wax tey jàkkaarloog Sénégalais yi wax leen suñu version loolee moo tax ñu ne nañu respecter la procédure de levée de l'immunité parlementaire waaye xam nañ am nañu sañ-sañu suba ñu envoyé fii toute une armée comme ils ont l'habitude de le faire pour ne dañuy ñëw cueillir Ousmane Sonko de force en violation de la loi loolu nag bu ñu ko defee nous résisterons par tous les moyens possibles te di woo ci résistance boobu ñëpp it parce que réew dafay tegu ci yoon mbokk yi lii laa leen andiloon bëggoon leen ko wax
dinaa leen ko faram-fàcceel ci version tubaab parce que ñi ñuy topp ak ñi ñuy déglu dafa bëri fu ne ci Afrique fu ne ci Europe ñoo xam ne du ñu sénégalais jot naa ci ay message ak ay woote. Donc, après avoir remercié nos amis de la presse ici présents et surtout m'excuser auprès de tout le reste de la presse pour n'avoir pas pu les réunir tous, vous voyez qu'on n'a pas beaucoup d'espace, mais surtout pour respecter les mesures édictées en termes d'éviter les rassemblements. J'aimerais avant tout remercier les Sénégalais de tous bords. Remercier d'abord mes proches, mes épouses, ma famille, au sens restreint comme au sens large, mes amis, mes camarades de parti, militants, militantes, sympathisants, qui n'ont cessé de s'inquiéter, mais surtout de s'enquérir de la situation et de demander les consignes. Remercier toute la classe politique sénégalaise de l'opposition et même certains du pouvoir qui m'ont manifesté leur solidarité. Ceux de la société civile. Et je remercie surtout également mes avocats avec qui j'ai dû travailler d'arrache-pied ces dernières 48 heures. J'aimerais apporter ma version parce qu'il y a une situation qui défraie la chronique depuis au moins 2 à 3 jours. Et cette situation me concerne particulièrement et personnellement. C'est dans quelle situation Ousmane Sonko, président de parti politique, député à l'Assemblée nationale, a fait l'objet d'une accusation pour le moins gravissime d'avoir attenté, d'avoir violé une jeune femme en pointant sur elle des armes en plus, avec étranglement et tout ce qui s'ensuit. Je crois que aucun Sénégalais ne peut, même ceux de mauvaise foi qui sont de l'autre côté, ne peut admettre que cela ait pu se faire. Aucun. Par contre, il y a un questionnement qui revient souvent. Beaucoup de gens disent, nous ne pouvons absolument pas y croire, mais qu'est-ce que Ousmane Sonko faisait dans un établissement de massage? J'aimerais apporter quelques éclaircissements par rapport à cela. Je subis depuis 2007 des massages thérapeutiques pour raison de santé.